te nit ñi defoon ak Cheikh Tidiane Diop jamono di dox ba am na kuréel bu ñuy wax baytul atfal te suma jarbaat bi oustaz Khalil Amar Gassama bokk ci di réalisateur bi n'est-ce pas ñooñu ñu ngi liggéey ak Jamra ngi leen di taxaw te am na fu ñu nar a jëm ak ñoom foo xam ne mënuma ko sax wax fii waaye dinañ leen jàppale leen ba ndax di critiquer lii baaxul c'est bien waaye da ngay loo teg à côté ñii nag comme que am na lu ñu indi mu nekk benn alternative par rapport ak ñi nga xam ne seen métier mooy wasaare mbon ñii dañ leen war a jàppale ba jeunes yëpp xam ne ndekete mbaax am na ci dëkk bi ndekete yiw am na fi ndekete kersa am na fi ndekete respecté mag am na fi ndekete jouer série te doo saaga ndey ndeke mën na ne ndeke jouer série te doo futti jigéen mën na ne xale ne kon nañ leen seetaan ñi parce que nit ñi bëgguñu di seetaan lu bon waaye kenn dañu gisagul lu baax lu ñu leen wax c'est ça loolu mooy rôlu baytul atfal ñoom bind nañ lu bari maa ngi sax annoncé waat ko fii ñu ngi remercier le patron du groupe Excaf Télécom Sidi Diagne recevoir na ma c'est ça di remercier oustaz Cheikh Tidiane Biteye moom moo organisé audience bi ba Sidi Diagne ñu ngi koy gërëm ndax dafa jël engagement bu kenn mësul jël nee na ma Guèye lii nga wax danaa ko def xale yi danaa leen jàppale macha allah non seulement da leen jàppale waaye ni télévision yi di def ak producteur de série du ma ko def ndax producteur de série day sonn ci séréem bind filmer dégg nga xale yi paas ñëw defi séquence defi épisode yu bari ba am sponsor admettons ñu am benn sponsor boo xam ne 10 millions la joxe télé ba nga koy jàllale daf lay naan 10 millions yi nga am comme sponsor da ngay jël 60% ma jël 40%. maanaam bu dee 10 millions kii jël 6 millions. télé bi am 4 millions. Sidi Diagne nee na nag man 100% yëpp laa leen di bàyyil du ma ci jël dara. macha allah loolu mosul am moo tax fii laay toogaat. gërëm ko félicité ko. dama doon xaar tam xarit ji passé. ak mbas mi. pour ñu ñëwaat toog eggali waxtaanam. alors loolu. mooy taxawaayu Jamra dañu bëgg xale yi ñu jàppale leen. c'est ça dañu bëgg état bi jàppale leen. moo tax waa baytul atfal. ginnaaw taxaw bi ñu leen taxaw ba am nañu accord. ak le groupe Excaf pour ñoom ñu di ko fa jàllale gratuitement. am na leneen loo xam ne ñu ngi koy dox. pour que le fonds. le FOPICA le fonds de promotion. de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. qui est un fonds boo xam ne Macky Sall doté na ko. d'un budget de 1 milliard. mais ay Evenprod ñu ngi ciy tibb. c'est ça ay Marodi TV ñu ngi ciy tibb. pourquoi ñoom Khalil bu baytul atfal duñu leen ci jox. y a aucune raison. suñu xeex léegi foofu la ne. ndax xale yi def toj-toj bi ci cirque noir. du dañu bëgg a bon. dañu amul ku leen jàppale. c'est ça déggoo li mu wax naan waaw bande annonce bi boobu ñu wax ne dafa choqué. bad buzz la woon rek dañ ko doon def pour am ay vues ndax bu ñu YouTube fayee ñu mën a financer série bi kooku ku jaax lay wax loolu parce que xamuñu ne dëkk bi am na ay financement c'est ça pour aider l'industrie cinématographique audiovisuelle kon nag loolu laa doon tëjee ci affaire série yi pour wax ni Jamra nekku fi rek di dénoncer que di plainte déedéet dañu bëgg aussi xale yi ñu di leen informer ñu xam seeni droit les jeunes réalisateurs comme Khalil ñu di leen informer ñu xam seeni droit di leen booleeg ay nit ñu di leen orienter pour ñu jot ay financement mën a liggéey alors incha allah loolu dinañu def suñu première expérience ak waa baytul atfal di ñaan itam xale yi cirque noir buñ jógee ci nattu yi ngeen teg bët waa baytul atfal jéem a roy ci ñoom bu leen neex sax après bu ëllëgee ngeen def partenariat wala collaboration di defar yu baax jeunesse bi xam ne ndekete am na ay jeunes yoo xam ne day ñu ngi sàkku yiw ngir di jëfee li fi ndono rafet li fi mag ñu baax ñi bàyyi loolu ça doit être possible c'est ça su ko defee nag le cinéma sénégalais ak audiovisuel daal di dellu ci dignité ba mu amoon nit ñu respecté woon à l'étranger grâce aux œuvres cinématographiques de Ousmane Sembène de Moussa Sen Absa de Djibril Diop Mambeyti de Cheikh Tidiane Diop pour que respect boobu dellu siwaat waaye fi mu ne ñu ngi ñuy xas partout dans le monde ci yu bon yi ñuy wane c'est ça voilà kon nag yéen jeunes yi yéen a war a relever ce défi waaw yéen a war a wan mag ñi ne du ñu nangu
topp leen ci yoon bi ngeen ñu bëgg a jaarale C'est di ça. pornographie ngóor jigéen futti jigéen toroxal ngor ak diine loolu ñun duñ ko nangu ñun yéen da ngeen di dem jeexal ngeen ñun ëllëg ñoo fi ne kon suñu ëllëg duñu nekk ba ëllëg ñu doog ko tabax dañ koy tàmbali tabax léegi C'est ça. voilà kon ñu ngi encouragé waa Baytul Atfal di leen ñaanal yàlla mottali seen yéene amiin amiin. te incha allah Jamra dana continuer di xeex à vos côtés incha allah. ba wax dëgg yàlla ngeen atteindre tous vos objectifs incha allah. incha allah avant may ñëw ci yow Khalil benn question rek pour Mame Makhtar par rapport ak teggin di série bu am solo bu ngeen di def waa Baytul Atfal di si dawal loo xamante ne ni ku si topp rek ndam nga si am te doo ci gaañu mu mel ni Mame Makhtar amoon na jamono yéen a ngi doon dox ay tànk ngir ñu lëkkaloo ak waa DTV fan la toll. waaw moom xëy na da nga ci deful attention am nañu accord am ngeen accord ak Sidi Diagne. DG bi D'accord. Sidi Diagne publier naa ko ci média yi d'accord waaye après nag moom dafa amoon ay problème ak canal ci beneen affaire parce que canal nee na ko xaw ma dafa am film yoo jël ci sama bouquet dugal ko ci sa bouquet xam nga ñoom ñooy gérer bouquet TNT Excaf communication voilà ci procès yooyu la newoon quoi moo tax ma bañoon ko teg par choc waaye accord am na macha allah. kii Mariem soxna Mariem Touré du Touré la sant de Touré la sant Mariem bu Baytul Atfal waaw waaw waaw. alors soxna Mariem bind na protocole bi yónnee naa ko Sidi Diagne liir na ko d'accord na alors signature rek a des su boobaa damay wax presse bi yëpp ak télévision yi parce qu'il faut que ça serve d'exemple ma ne voilà jeunes yu am jom lii ñoom ñoo ko xalaat imaginer ko bind ko réaliser ko macha allah. comme ça nag après dinaa def communiqué wax jour yi muy daw foofa ca DTV waaye accord am na ba noppi te encore une fois ñu ngi gërëm Sidi Diagne macha le allah. patron du groupe Excaf kon nag foofu la teggin di daw incha allah. voilà teggin tur yi rek àtte na boppam tur bi. waaw day wane ne jom war nañ ko dekkal fayda war nañ ko dekkal ak tamit Ngor. ak ngor yooyu war nañ ko dekkal dëgg ndax ñoom bu ñu demee ba épisode yi jàll xëy na ci yeneen épisode yi ñëw ñoom waa Baytul Atfal dinañu commencé di jël ay références yoo xam ne dañu marqué histoire du Sénégal te jeunes yi xamuñu leen jeunes yi war nañu xam kuy Lat Joor Ngoone Latiir Diop jàmmarloo mi doon jàmmarloo tubaab yi war nañu xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba war nañu xam Seydi Hadji Malick Sy Cheikh al Islam Baye Ibrahima Niass Seydina Limamou war nañu xam dégg nga ak kii nu mu tuddati almaami comment il s'appelle encore le neveu du 33e Damel du Kayor te tubaab yi wax ne dafa doon saraxu tubaab yi pour ñu bañ ko rey fàtte naa sax turam colon yi dañu falsifier histoire bi wane ko mu ngay toog nii mel ni kuy saraxu tubaab yi alors que moom dafa xeex jusqu'à son dernier souffle dégg nga ci noonu la ñàkkee bakkanam il est mort debout les armes à la main waaye tubaab yi comme que waa ji kii la woon ceddo la woon leader la ñu def ci histoire même ñun ba ñu nekk école primaire ay 62 63 ñu gëmloo ñu ne dégg nga bandi la woon c'était un délinquant bu daan révolté wu contre l'autorité coloniale alors le lieutenant Chauvet mu ngi ni tiim ko ci fas bi dinaa leen yónnee image bi ngeen def ko ci kii pièce yi mu ngi koy saraxu pour mu bañ ko achever te dara du ci dëgg alors yooyu yëpp ñii am nañ un grand défi à relever falsification historique yooyu yëpp c'est ça. mën naa leen boole ak ay historien ñu tegtal leen jox leen ay tegtal ñoom ñu mën a dekkalaat yëpp xale yi xam seen histoire seen histoire am na xam nga solo. lu tax dama ci nettali bu gàtt da xam nga école primaire yi dañu tàmm bu ñu ne dans 2 semaines école tëj dañuy organiser lu ñuy wax seen semaine waa Fosco seen semaine culturelle yooyu d'accord man musuma si dem waaye dafa am sama benn jarbaat daal am bés mu insister waaye tonton xanaa bi yoon di nga ñëw daaw ñëwoo daawaati jeeg ñëwoo bi yoon man si finaliste yi laa bokk ma ne ko ah bon mu ne waaw man la ñu boole ak diw ah ma ne ko ki ñu la boole kan la mu ne ndey xaw ma lan en tout cas moromam la ñoom ñaar ñoo war a tolloo at ñu war a am 9 ans et demi 10 ans alors ñu ñëw parents d'élèves yi ñëw salle baa ngi kii cours de récréation baa ngi fees del waaye animateur bi dafa xaw a saay-saay mu ne bon yow ku góor ki vraiment c'est très bien
question yi ñu la posé yëpp vraiment macha allah débrouillé nga ci mooy suma jarbaat bi waaye ku jigéen ki ñu ne ko comme que yow jàmbaar nga te fexe nga ba egg ci finaliste yi léegi daal benn question rek la moo la dese boo ci tontoo trouvé ko rek paquet bële ca kaw taabal ba yaa ko moom woog man bi yaa ko moom jox ko daal ay cadeau yu bari ne ko nag ak benn enveloppe boo xam ne am na xaalis mu nga nëlee examinateur bi yor boo paree mu jox la ko kon nag prépare-toi may nañ la tant de secondes question bi mooy est-ce que mën nga ma citer benn héroïne benn rek boo xam ne ràññeeku na ci taarixu Sénégal ci histoire du Sénégal ci njàmbaaram et autres benn héroïne rek mu ne ko waxuma héroïne drogue de héroïne le féminin de héros loolu la wax xale bi ne ah waaw d'accord mu ne ko allez hop chrono bi dem na xale bi toog di réfléchir toogaat naan nii mu ne ko ah yow xanaa xam nga Aline Sitoé Diatta kooku héroïne la moo doon opposer une résistance farouche à l'armée coloniale de Faidherbe ba ñu tuddee ko sax la Jeanne d'Arc de l'Afrique ah waaw maa ngi lay mayaat beneen chance seetaanal keneen parce que y en a d'autres citeel ma ci kenn rek allez hop chrono bi dem na xale bi def nii di kii di nangam mun na ko waa mais xanaa xam nga Yacine Boubou bi nga xam ni pour jëkkëram Maajoor falu Damel du Kayor daf ko jaral mu dem sax ba joxe bakkanam ah yéen tamit day leen jàng seen histoire daal di bi mooy sa dernière chance ah acca seetaatal keneen xale bi di toog mu ne ah chrono bi jenn xanaa xam nga Ndate Yàlla ak Jëmbat Mbodj bi nga xam ne seen yaay Fatim Yaman Mbodj dafa bokkoon ci jigéen ñi bàyyi woon seen bakken ca Talaatay Ndeer jigéen ñooñu nga xam ne naar yi esclavagiste mauritaniens yi dañ leen bëgg a jàpp transformer leen en esclave sexuel ñoom nee nañ mu jaral leen ñu dugg ci benn néegu ñax taal ko dee ci biir moom la ñuy wax Talaatay Ndeer ah ne ko yow daal nag neexuloo dimbali daal di ne nag daal jox une dernière chance nag xanaa xam nga Rihanna mu ne waaw waaw concert ba mu defoon daaw sa à Los Angeles mu yëg mu mel ni jaare verbal xanaa xam nga Beyoncé waaw waaw génn na daaw benn single bi mu paree def na concert Manhattan donc ñoom ñooñu la ñu xam ay Michael Jackson ay Beyoncé ay Rihanna ñooñu la ñu xam kon voilà le niveau d'éducation de nos enfants yàgg nañ ko wax Macky Sall système éducatif bi nañ ko changé nañu xamal xale yi seeni xar baax seeni maam suñu héros suñuy héroïne ñi nga xam ne seen njàmbaar joxe nañ mandarga bu rafet démb pour le Sénégal d'hier loolu nag les jeunes générations de producteurs de séries ñoo mën a combler ce trou là di def ay séries yoo xam ne non seulement day am de la fiction histoire et tout waaye di dekkal cosaanu démb voilà loolu yëpp ñu ngi ci programme Baytul Atfal muy ñoo xam ne ñu mat a encouragé lañ te incha allah comme je l'ai dit Jamra dana ànd ak ñoom ba ñoom li ñu bëgg yëpp ci réalisation ñu am ko ci kàttanu borom bi incha allah. incha allah Khalil sa appréciation si li nga xamante ne ni Jamra taxawee na ko fas yéene la leen koy gunge si Baytul Atfal si loo am solo li nga xamante ne ni yéen a ngi koy ñoŋal. waaw pour apprécier ci dañ koy njëkk a remercier d'abord. dooguma la Khalil am na journal yu may naan nag waaye yéen Jamra na ngeen amee seen série bopp ba pare di porter plainte série jàmbur Jamra amul série de. Baytul Atfal moo ko xalaat réfléchir ko bind ko réaliser ko jouer ko ay xale rek lañ xale la ngi nii il a à peine 23 ans c'est ça Jamra amul série de ñun dañ leen di gunge di leen ubbil ay bunt di leen utal ay télé dégg nga yoo xam ne dinañ ko fa mën a jàllale loolu na leer Jamra day continuer di planter de c'est vrai parce que dégg naa ñu naan waaw mënoo teg tànk fii teg tànk fële amul benn teg tànk fi teg tànk fële ñii ñoo moom seen série ñoo ko créé waaye suñu jàmmaarloo ak série yu dëng yi di bëgg a wasaare ngóor jigéen di def promotion de la pornographie verbale combat bi day continuer incha allah Khalil nga baal ma dama doon leeral loolu loolu leer na lu ma ta leeral yi mais dañ koy sant bu baax parce que série bi soo xoolee mi ngi Baytul Atfal yaakaar naa ci moom la siiwee sax parce que am na fooy toll booy bind moom li mu wax dëgg la même caaxaan sax boo ci nekkee day metti waxuma laa nga nekk ci diine kenn du la jàppale man je me rappelle li tax ma xam sax dëgg-dëgg dem ci Maam Maxtaar mooy dama doon defar tisetu logo Baytul Atfal léegi fi ma ko doon defaree
waa ji moo gis logo bi xam ne jarbaatam day seetaan lii xam nga logo bi ñun niñ ko defaree forme bi ñu ko defaree dafa fés foo toll rek da boo xasee ba gis benn yoon jeex na comme xale yi ni ñuy defaree ay logo Mickey genre yooyu noonu niñ koy xàmmee waa ji ni ma yow lii sama jarbaat bi da koy seetaan ma ne ko mun ma waaw mun ma jarbaat bi Amérique la nekk te kooku da koy seetaan te soxna si nee na ko affaire bi dafa am solo mu ne ma est-ce que doo ñëw ma boole la ak maam Maxtaar bu Jamra man ko aywa si la waxee ak maam Maxtaar jox ko sama numéro aussi ñu jokkoo te avant mooy jokkoo ak moom loolu musuma ko wax sax ci télé wala dara wallahi amit amul benn oustaz boo xam ne booy dégg fii ci Sénégal laax de boo xam ne yoruma numéro mus naa la proposer Baytul Atfal dama dem ba ni man je me demande est-ce que oustaz yi diine la ñuy xeexal parce que mënuma comprendre ma lay envoyé ay échantillon di la wan ni la lii mooy jàngaleem diine man tam xarit bind naa ci bii ni base bind naa ci mbënd mi bind naa ci mais imagine toi mbënn mi li ma ci bind ba xale yi joué ko ay xale ñoo ko joué ñuy wane ay mbënn meeg xale yi di jooy di wane li ci diine l'islam wax tam xarit joué naa ci ñuy wane ay Moustapha Roqee ñu ciy wax li ci diine wax tabaski joué naa ci ñuy wane li ci diine wax yonent yàlla Ibrahim korité bind naa ci ñuy wane li nga xamante ni moom loolu xam nga ay actualité la yoo xamante ni xam nga série yi ñuy def nii actualité yi day jàll mais Baytul Atfal li muy joué diine ji actualité yi jàll ñun li ñu joué ren déwén mën nañ ko appliqué waat maanaam koor li ñu joué luy yàq koor luy defar koor luy kii koor mën nañ ko denc ba déwén ñu tegaat ko loolu mën ni comme si lu bees la moo tax bi ma ñëwee ci moom rek moo def loo xamante ni ñi ma jaar ñëpp defuñu ko parce que man dem naa ci télé bu mag fii boo xam ne bi ma wàccee plateau bi directeur télé bi su ma dundoon tur bi da ngeen nit ñi ju bëri dinañ jaaxle moo ma dogaale ni ma yow yaa doon jàng alxuraan sànq ma ne ko waaw mu ne ma booy non non mu ne ma nekkul yow sa voix moo doon wax nii ki ma invité woon ne ko bien sûr moom la mu ne ma kii salal la ma ne ko sama rakk la mu ne ma yéen ñaar il faut ma indi leen si télé bi ñu leen defal ay vidéo alquran ba pare il faut ñu jàppale leen ma dem rek waa ji ki nga xamante ni moom invité woon mun ma bul nangu loolu parce que am na ñoo xam ne dañuy utiliser expérience nit bul nangu ñëw ci télé bi ñu lay utiliser bu ñu la xasee ba utiliser dootoo mën a continuer ca série léegi maam Maxtaar dama doon gis temps yooyu xamante wuñ mais chaque jour damay gis muy publier Baytul Atfal nit ñi dem ba xam Baytul Atfal Xalaat TV aussi macha allah gars yi di ko suivre muy dem bu baax a baax mais à part loolu su dul Dakar Buzz ak yéen yi nga xam ne ñoo koy teg amul benn site internet booy wan lu baax moo xam dañ koy nangu duñ ko nangu moom duñ ko nangu duñ la sax lijjanti buñ xasee ba am sa numéro xam ne lu baax nga leen doy su leen woowee benn yoon jeex na des fois ñu boole laa nit sax ni la Khalil oustaz est-ce que doo dem kii invité la kaay ma boole la ak moom nga ne ko woo ko téléphone nga laaj ko mu woo ko mun la affaire bi moom d'accord la nanguwul pour invitation bi mais bu dee jaaxankat yi ñoom ñoo leen di fekk si waaw moo la sànq ba noonu naa ko wax maam Maxtaar ma ne ko am na benn instant muy wax ñi nga xamante ni bi gis nga man jàpp naa ne caaxaan yi complicité dafa am ci ñi nga xamante ni bi ñoo koy jàllale pour man parce que ñoom ñoo bëgg a jàllale caaxaan bu leen neexoon caaxaan boobu du jàll bu leen neexoon médiation boobu lii doon ñuy def noonu muy jàll site internet du jàll parce que lu baax am na fi ñun tey bu ñu neexoon série bi Baytul Atfal fii ba ilaa yawmina haza Baytul Atfal du jeex parce que chaque jour nga gis xadis bu bees boo mën a jàngale diine chaque jour nga mën a gis loo xamante ni bi moom nga mën a en tout cas ñu ngi koy sant di ko gërëm ci loolu nga xamante ni bi dox na ko ci waa DTV ndax télé yu bëri Baytul Atfal daw na fa te amuñu ci dara mujj gi sax parents yi dañoo jàppoon dañ ñuy fay xaalis alors que wallahi yaay génne sax xaalis yi ci def ci Baytul Atfal après nga jébal ko télé yi gratuitement ñu koy teg te caaxaankat dañ leen fay xaalis c'est ça léegi li nga xamante ne ni Khalil ñu ngi koy dawal actuellement ci télévision yi di waa Jamra li nga xamante ne ni ñu ngi koy xeex di mbir yu ñaaw yi yoo xamante ne ni dëppoowul ak suñu dundin yoo xamante day yàq xale yi ak yow yoon bi nga jël di tàggat ay ndaw ak est-ce que yomb na tamit waaw yombul mooy li may expliqué sànq sax mënul yomb ndax souvent dama koy wax dama naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ko bind moo ko aar moo ko doon toppatoo mais pourtant yonent bi yàlla am na ay naafeq yu nekkoon ci biiram di ko xeex mu bàyyi leen yonent bi benn jour jullee na benn naafeq Omar ibn Khattab ne ko boo ko jullee mu jullee ko yàlla bi mu wàcc aaya xam nga lu mu ko wax wala tusalli ala ahadin minhum maata abadan wala taqum ala qabri nee na ñii bu ñu deewetee waxuma la ngay jullee leen de mais bul taxawati ci xabru bi taxaw rek bu ko def innahum kafaru billahi wa rasuli asumala ñun ñi nga xamee ne ay nit simple lañ rek mbir mi mënul yomb si ñun parce que da ngay gis da ngay xeex sa morom xale nekk fee naan waaw moom dafa mën a wanu demagoo fenn man benn jour wax nañ ma ko naan ma waaw dangaa mën a wanu bàyyil ñi ngay jéem a contrecarrer dangaa bëgg sa fan gàtt genre yooyu noonu man leen man dama am sama intelligence toog mën a bind ay série maa ngi koy wax Walf TV su ma neexoon may bind ay séries yoo xam ne ci lu bon la nekk su ma neexoon moo koy def bind des fois dama daan xalaat ay séries wala ay film yoo xamante ni dama koy jéem a jël pour joxe ko ñeneen jee ko jàngale ci mais dama naan
mënuñu jàngale lu baax di ko jaarale ci bon man loolu dama koo gëm. mënuñu jàngale lu baax di ko jaarale su est-ce que yàlla dañuy wax ni bi ñuy comme dama leen a tere naan sàngara nii ngeen ko war a naane pour mu bañ leen a gaañ genre non bàyyi leen sàngara ngeen di naan jus la wax. bàyyi leen njaaloo ngeen dem takk soxna. yàlla waxul balaa ngeen di takk soxna dem leen ngeen njaaloo xool essayé ba xam xool ba xam. non bu leen njaaloo takk leen soxna. bu leen def lii def leen lii. moo tax man la mënuma comprendre nga ni da ngay def lu baax. bëgg ko jaarale sur bon. loolu du pédagogie moo tax du yomb ci kii bi parce que télé yi duñ nangoo invité ku baax. télé site internet yi ñu ci bëri duñ nangoo invité ku baax la preuve man bi may proposé sama série Baytul Atfal yi jaar naa fu nekk ba ni may teere jee Dakar Buzz. ñoom rek ñoom accepteel doon ko dawal gratuite site internet yi yëpp joxoon nañ ma seen numéro parce que nit ñi tamit ñoo gis mu baax ñu may proposé naan ma jëlal kii nga envoyé ko affaire yi ma jaar ci ñoom oustaz yi ma jaar ci ñoom oustaz duñ la nangoo sax déglu parce que bëri na ay organisation yi nekk fii avant may jaar si Jamra ci ñoom laa jaar mais maam Maxtaar da nga koy woo téléphone mu bàyyi li muy def yëpp même soo ko jotul après moo lay rappelé moo tax dama naan nit mënoo koo gisé te xamoo ko wallaahi te ba pare yamu ci mais day génn ci poosam def ci parce que dañ naan moom bu xam nga mënoon na rek wax ni médiation après jeex na mais danaan lii de maa leen ko dimbalee suñu armata bi dafa yëkkati enveloppe def ci comprendre kon xam nga kooku mu ngi dox ay acte pour ay mbaax mën a dem wala da nga naan nit ki boo ko xamul rek wallahi xamoo ko noppil mais nit ki di nga ko seedal wa ma shahidna illa bi ma alim na loolu nga koy loolu li nga xam ci moom nga koy seedeel di gën a sensibiliser nit ñi di leen wax ni ami lu baax am na ci dëkk bi barki démb damaa def benn vidéo fii Dakar Buzz di wax ni lu baax am na am ku ma envoyé benn rakkam boo xam ne xam nga ñaata at la mokkal alxuraan 8 ans la mokkal alxuraan Abdullah ibnu Omar toog na lu ma 10 ans mënta mokkal suratul baqara alxuraan 114 saar la nga ñëw Sénégal ñun la Mujtaba Diallo moo jël première ci àdduna bi yépp Mujtaba est-ce que di nga gis ñu à part loolu est-ce que gisaan nga ñu koy invité ci kii di ko laaj biographie est-ce que di nga gis benn xale bu mokkal alxuraan man am naa jarbaat boo xamante ni bii 10 ans avant 10 ans mokkal na alxuraan est-ce que genre yooyu dinañ leen jël ci tere yi naan leen xale bi fu mu jaar kan mooy yaayam kan mooy papaam demal Touba ay xale yu ndaw ñooy bind kaamil bi 4 ans ñuy bind kaamil bi fii dama fi indi ay xale yu tari alxuraan yoo xam ne da nga yéemu ci yàlla ci seen voix nan lañ def ba jàng essai ñu ngi ci école yi après dañuy tëb fekkaat seeni morom kon lu baax am na fi nit ñi ñoo ko bëggut a gis ñoo ko fësalul c'est ça man loolu laa jàpp dëgg la am na solo te alors que ñu ngi gis à travers réseaux sociaux yi télévision yi ñu ngi fësal ay ñu nekk ci mbirum musique yeeg ay tout tànk ak yu ni mel donc ñu ngi koy biral bu baax a baax ñëpp di si teg seen gët nga wax it lu am solo loo xamante ni yaakaar naa dañu siy bàyyi xel bu baax a baax